bés bi nga xamante ne de tax mooy tax ñu gën a waxtaan ñu ngi koy def chaque jour nag mais dañ see tàmmu ay bés boo xamante ni dañuy toog waxtaan ak askan bi waxtaan ak jigéen ñi mais tam waxtaan ak góor ñi ak ñi nga xamante ne ñi nga xam ne ñooy décider tamit pour ñu mën a comprendre tey jigéen ñi li nga xam ne jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñuy jànkoonte donc am na ay kii yu bare yoo xam te ne loi yu bare yoo xam ne def nañ ko fi ak loolu jéego yu bare yoo xam ne teg nañ ko fi pour xeex kii yooyu noonu métital yooyu mais teewul ba léegi ñu ngi koy gis si suñu biir société bi. donc loolu bokk na si xëy na ni nga xam te noonu lañ ko tàmm di defee xëy na problème bi foofu la nekkee te mooy ni ñuy waxtaanee askan bi. pour ñu mën a bàyyi yenn kii nga xam ne ñu ngi koy def métit yi nga xam ne ñu ngi koy def jigéen ñi donc comme ni ma ko waxee woon sànq rek projet VLF bi nga xam te ne dafay jox dooleel taxawaayu jigéen si société bi tax na tey ba nga xam ne ñun ñoo ngi siy gën a góorgóorlu gën a jàngaat bu baax li nga xam ne moom lañ taxawaay boobu lañ mën a taxaw pour jigéen ñi mën a jéem a gën a defarwaat mais tamit ñu bàyyi di leen métital si société bi. non waxtaan bi dañ ko war a defaraat parce que dañoo waxtaan ba am lu bare am na yu bare yoo xam ne am nañ ko teg waxtaan booboo tax ñu am ko mais dañ ko war a gën a defaraat parce que tamit xool nañ ne même loi yu bare jaar na fi mais ba tey mi ngi des donc dañoo war a gën a defarwaat donc gën a defaraat waxtaan bi gën a defaraat toogaay yi pour mën a xeex bi nga xam ne jigéen ñi yëpp dinañ mën a am vraiment. waaw donc société sénégalaise dañoo am sunu aada ak sunu cosaan te ñëpp xam nañ tamit aada ak cosaan dafa nekk loo xam ne dafa bokk ci société am na li su baax am na si loo xam ne dañ ko war a xoolaat donc li ñu war a xoolaat yenn saay mooy tax ba li ñu bëgg a def du dem donc bu ñëpp amul dégg-dégg bi nga xam te ne vraiment moom la ñu bëgg a nit ñi xamee ko ci violence bi bu ñu ko amul rek du ñu dem donc loolu la ñu bëgg a defaraat. jéem a dugg tamit xoolaat aada yi nga xam ne ni dañ ko war a defaraat pour nit ñi vraiment ñu mën a comprendre ne métital jigéen jëmalu benn société ci kanam parce que jigéen mooy yaay vraiment tey bu ñu ne yaay moo jur góor moo jur jigéen donc moo nekk pilier société bi yaakaar naa ne ku am taxawaay boobu ci société dañ ko war a jàppale te ñëpp dañ ci war a jàpp nag pour ñu mën koo jàppale pour gën a mën a toogaay bu rafet te mën a jàppale ay njaboot bi tamit mën a sàmm njaboot. autonomisation de la femme rek doyul wante dafa bokk ci li nga xam ne jigéen ñi fi mu toll nii moom la ñuy laajte ndaxte suñuy xool ci Nana Benz yi bokk à travers l'Afrique xam nañ ne jigéen yooyu yàgg nañ nekk milliardaire wala dañ bokk ci jigéen ñi njëkk a nekk milliardaire ci Afrique bi surtout côté Afrique de l'Ouest te suñuy xayma di seet ndax foofu am na ay violence ci seen biir kër gis nañ ne que amul ay jigéenu Nana Benz yoo xam ne dañ leen di dóor. donc dañu boole lëkkaloo en tout cas capacitation économique ak violence basée sur le genre waaye dinaa wax ne doyul ndaxte su dee dañuy xool rek problématique ku jigéen ñi à travers le Sénégal yëpp xam nañ ne jigéenu àll bi soxla nañ suuf donc jigéenu àll boo xam ne mën na liggéey am na intrant te amul suuf defe naa ne kooku économique boobu doyu ko. suuf si am na importance loolu ci jigéenu àll bi jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy ay laago defe naa ne faw ñu jël tamit prendre en compte seen ay préoccupations ndaxte jigéenu laago boo xam ne xëy na am na xaalis te bëgg a liggéey aussi te fi nga xam ne bëgg na fa liggéeyee yaataluñ ko defe naa ne liggéey bi tamit dafay des wala au niveau de l'administration li may tàmm di wax toujours mooy suñu dëkkoo yi ak suñu dëkkuwaay yi defaruñu leen ba nga xam ne waaye laago mën na ci accéder donc defe naa ne jar nañu xoolaat bu baax suñu kër yi te léeg-léeg sax ñu ubbi école def ko ñetti étage wala ñeent xale yi nga xam ne dañ bëgg a jàng nekk ci béquille wala nekk ci chaise roulante ñooñu defe naa ne même soo amee xaalis sax te nar a accéder école classe ba nga xam ne da nga fa nar a nekk su fekkante yombaluñ la ko dafa naa ne du doon yomb donc capacitation économique bi am na solo wante am na ci yeneen yoo xam ne moom la àndal loo xam ne su àndul defe naa ne jigéen ñi dóor beeg méttit bi ñu leen di méttital dina fi des ba léegi te man defe naa ne li am solo tamit il faut que ñu fàttaliku ne violence faite aux femmes
du viol bi rek ak dóor bi ndaxte jigéen yaa ngi fi nekk ci instance de décision yi ñu leen fay xatal nga fekk dem par exemple ci gouvernement boo xam ne jigéen yu bëri nekk ñu ministre te macha allah jigéen yaa ngi ci biir dëkk bi am ay compétence nga dem ci mairie yi jigéen ñi am ay compétence suñu collectivité territoriales yi jigéen ñi elles ne sont pas représentées au niveau décisionnel loolu tamit ci violence la bokk jigéen yi nga xam ne au niveau maternel de la santé maternelle nga feebar nar a faju wala nga wérul nekk jigéen bu wérul te ñu xam doom lu mu amee solo ci humanité nga dem hôpital parce que amuloo xaalis doo mën a faju te doo mën a wasin defe naa ne loolu tam ci violence yi la bokk violence yi bëri nañ ñu dem ba nga xam ne suñu mbokku jigéen yi nga xam ne ay puune lañ nga xam ne am na ay mythes yoo xam ne société bi loolu yooyu la développé par rapport ak jigéen boo xam ne puune la par exemple ñu leen di takk ndax dañu soxla seen ay karaw wala ñu leen di takk ndax dañu gëm ne ku ci takk benn defe naa ne xaalis dina dugg loolu dafa bokk ci violence yoo xam ne faw ñu dénoncer leen donc mën nañ wax ne jigéen ñi loo leen jox xaalis bi am na solo capacité leen économiquement am na solo wante tam dafa am lu mu àndal defe naa ne société sénégalaise dafa am éducation bi dafa des il faut que ñu xoolaat ko bu baax dafa am na temps yoo xam ne bu ñuy wax ne nit dafa am éducation dañ doon wax ci yar bi nit mën na bañ a jàng sax mën na bañ a am lijaasa mën na bañ a jàng alxuraan wante su dugg see si biir kër gi nga gis ci moom yar ak teggin goo xam ne da nga koy bëgg a jox sa doom donte amul dara tey jii dañu gis société sénégalaise dañ ko tabaxee neneen donc société bi si boppam lañ nar a xoolaat valeur yu nga xam ne moom lañ doon tiitaroo si suñu maam yi ci këru diine yi kër yëpp defe naa ne faw ñu indiwaat valeur yooyu xoolaat société bi yëpp nu mu tëddee c'est très important. victimes yi moom kenn mënul suñu leen di commencer tàmbale du ñu jeex sànq maa ngi doon wax ci jigéen ñi nga xam ne ñu ngi nekk instance décisionnelle fa laay tàmbalee. yàkkamtewuñu lu dul nit nekk ci situation boo xam ne xaw na kawe tuuti fa mu newoon ñu fàttali ko démbam dañ ko koy fàttali ci bind yi fàttali ko ci internet bi fàttali ko nag ci ay kaddu yu ñaaw def naa ne loolu il faut que ñu seetaat ko su ma weesoo sax jigéen ñi nga xam ne ñu ngi instance décisionnelle léegi wax ju ñaaw ji dafa bëri te nit ñi ndëgam xam nañ ne que mën nañ wax ju ñaaw ci biir laqatu nga dem ci internet bi benn article la tege nit mën na bind waxal nit ki lu ñaaw loo xam ne daf koy sosal donc ñëpp di ko wasaare defe naa ne loolu tam dafa am lu am solo loo xam ne nan nañ ci liggéey donc violence bi ci réseaux sociaux yi nga xam ne mu ngi gën di ñëw il faut que ñu bàyyi ci xel il faut tamit ay matuwaay yu dëgër ñu teg ko ci nga xam ne képp ku ko def am na sax d'ailleurs defe naa ne implémentation bi rek moo des te ñu bëri xamuñu ne que ku la siiwal ci siiw goo xam ne defoo ko mën nga ko yóbbu ci yoon te yoon dugal ko en tout cas fi mu ko nar a dugal. fi mu toll ba léegi xëy na mën naa ne ëpp na 100 millions. ëpp na 100 millions ndax suñu ay organisation partenaire dañu nekk ñaar fukki kuréel ak juróom ku ci nekk ci at bi di nga jot lu jëm ci fukki millions te fi mu nekk nii ñun suñu année fiscale mu ngi commencé depuis avril ñu ngi tey jii nii ñu ngi ci toll si suñu 3e trimestre ñu ngi jëm si suñu ñeenteelu trimestre donc su dee ku ci nekk am na à peu près ay 8 millions nga multiplier ko par 25 organisations te boobu ba léegi weer bu nekk ñu ngi leen di financer mën naa wax ne liñ leen di financer ëpp na 100 millions boole ci tamit si fi ñu toll nii gouvernement canadien daf ñu yokkal $400,000 canadiens muy 171 millions de francs CFA jëmale ko ci Covid bi ñu fas yéene ci jàppale jigéen ñi ci violence psychosociale bi jàppale jigéen ñi nga xam ne personnel de santé la nga xam ne ñoom ñoo nekkoon au front di jàppale maladie taxawu maladie ñoom tamit tax soxla nañ ñu accompagner leen de façon psychosociale ñu fond boobu tamit ñu ngi ko jagleel sensibilisation bi ndaxte fi mu nekk ni ñu ngi am 2e vague bëgg ñu yegg fi nga xam ne fa lañ yeggoon bii passé ñu ngi ciy indiwaat beneen vague de sensibilisation ba pare nag beral ci jigéen ñi loxo ci accompagnement économique bi sànq fi wax naa fi ne secteur informel dafa bëri jigéen yaa ngi ci njaay mi jigéen yaa ngi ci béy bi il faut que tamit ñu accompagner leen économiquement ak humanitaire bi fond boobu dafa bëgg ceeb yeeg diwleen yeeg saabu yi nga xam ne ñu ngi ko fi doon joxe ñu indiwaat ko ndax am na ñoo xam ne xëy na jotuñu ci woon wala am na ñoo xam ne ba léegi soxla nañ ko donc ñun fi mu nekk nii daal ñuy sant gouvernement du Canada
di remercier tamit ceci le centre d'études et de coopération internationale ndax moom lañ fi toogal di liggéey ak suñu projet bi voix et leadership des femmes au Sénégal di liggéey ci lépp lu jëm ci àq ak yelleefu jigéen ñi ak ndaw ñi. man maay madame Dieye Ndeye Dagui Guèye jiite jigéen ñi am laago ci biir Sénégal damay wax rek ne nag jigéen ñi am laago soo xoolee seen jafe-jafe buñ koy tënk dafay nekk ci jafe-jafe yi nga xam yëpp am nañ ko en tant que jigéen ñu bokk ak jigéen yëpp ak jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ndax li ñu nekk way laago moo ko tax loolu nag day tax seen situation xaw a tar tuuti ba tax na am nañu ay jafe-jafe boo xoolee njàng mi maanaam statistique gu Sénégal wane na ne jigéenu handicapé yi ñi ci jàng moo gën a néew par rapport ak góor ñi loolu statistique bi moo ko wane nañ aussi comme ni ma ko waxee sànq parce que boo nee jigéen wax santé de la reproduction bari na ci ñun ñoo xamante ni am nañ ay jafe-jafe pour ëmb ba mu yegg mbala ñu am jafe-jafe pour mën a mucc ni mu ware ba tax na loolu yëpp dafa laaj ay programme spécifique ay sensibilisation aussi une prise en charge parce que césarienne aussi moo gën a cher accouchement normal ñu ngi kontaan bu baax ci li nga xam ne au Sénégal nee nañ la césarienne est gratuite maanaam césarienne bi dañ ko may ñëpp waaye nag boo dee xool acte bi rek opération bi moom moo gratuit mais nag soo dee xool garab yeeg lu demee ni hospitalisation bi yooyu yëpp tamit dañ koy fay te boo dee xool dafa am njëg dafa cher moo tax ñuy lancer appel vraiment lancer un bon plaidoyer di wax ne ñu jàpp ci ba nga xam ne césarienne boobu li ko wër yëpp ñu fexe ba nga xam ne dinañ ko yombalal dinañ ko rendre gratuite pour les femmes handicapées. waa dëgg la je crois que wax nga dëgg parce que loolu yëpp ñëpp gis nañ ko bari na ay élèves albinos yoo xam ne bu élection jotee du ñu jàngi parce que seen parents yi dañuy ragal ñu fekk leen di dagg seen karaw ak yu demee noonu des problèmes yoo xam ne ay mystique la ay ngëm-ngëm yoo xam ne xëj na dañ leen koy digtal ñu di ko def donc yooyu yëpp nekk ay violence nag parce que violence da ngay dem ñu fexe nuñ man pour mën la jàpp mën la sonal dagg sa karaw parce que tout simplement yow albinos nga yaakaar naa loolu la waaw def yenn goro yi aussi rawatina jigéen ñi bari na ci ñoo xam ne du ñu bëgg ku am laago sëy si seen kër lan moo tax parce que dañuy jàpp ne xëj na kii du man togg du man lii te loolu yëpp seeni bopp rek la ne donc ay gis-gis yu négatif la yoo xam ne en fait c'est pas vérifié parce que handicapés yi à travers le monde pare nañu pour wane li ñu mën yëpp wane nañ ko fépp je crois que ñu ngi ci corps de métier yëpp ñu ngi def ay preuves yu bëree bëri ñu di ko gis li ñu soxla rek lenn la mooy ñu accompagner leen du dañ leen di sarax mais déedéet ñu jox leen seen àq mooy ñu accompagner leen ba potentiel bi nelaw ci ñoom man bi nekk ci ñoom ak xam-xam bi nekk ci ñoom ñu mën koo yee ba ñoom ñu génne ko non seulement mu jëriñ leen mais mu jëriñ seen réew. waaw am nañ ci nag vraiment am na ci ñoo xam ne xam nañ leen wax dëgg yàlla ñu loru ci loolu moo tax combat bi ñu duggoon ci bu baax a baax parce que di leen yee. parce que su fekkee ne nit ki li ci ëpp ne naa am na ci ñu jàngul su fekkee ne jànguloo xëj na mën nga bañ a xam sa ay àq ci lépp lu jëm ci wér-gu-yaram surtout wér-gu-yaramu njur moo tax santé de la reproduction sensibilisation ak yooyu dafa nekk suñu programme dañuy indi ay médecins indi ay sages-femmes ñuy ñëw di ci waxtaan di leen leeralal bokku ci wann lor nga xam ne yow mii kat ni nga bindoo da nga war a dem ca centre ba nga war a teel a dem te da nga war a respecter sa ay visite mais aussi buñ la xamalee ne dañ la war a césarienne aussi nga mën a fexe li ëmb césarienne bi yëpp li la ci war yëpp nga fexe respecter ko ba vraiment dinañ la césarienne ci jàmm nga mën a mucc